asalaamaaleykum vraiment gëjoon naa def ay vidéo mais cette fois-ci je pense que nit ñi il faut que ñu wax ak ñoom je ne peux pas comprendre vidéo bi doon jàll fan yi ndaw si ne woon dafa sàcc ñi ne wérul ñu def ko ay attouchement man ce qui me révolte c'est-à-dire que mën naa comprendre guddi jot na lëndëm na caay-caay di def ay mbiram loolu mën naa ko comprendre parce que guddi tous les chats sont gris mais ce que je ne peux pas comprendre mooy bëccëgu ndar kàmm yow ngay nit ay yeneen nit wër la ngay def naka si dul noonu waxuma la sax nga raay nit waaye nga jàpp ay ween ak di def ay yoo xam ne lu si musiba la ñu naan déet ni waaye naan hors caméra sax am na lu raw lu fa am te loolu yëpp sous les yeux des gens sous les yeux d'hommes et de femmes yi nga xam ne gis nañu fekkee nañu cautionné nañu c'est ce que je ne peux pas admettre ci suñu société tey bi ngeen jéggal ma mais la sexualité est vulgarisée léegi la sexualité est banalisée la nga xam ne nit ki daf ko doon nëbb léegi bëccëgu ndax kàmm la koy def ci kanamu ñëpp la nga xam ne nit ñi bu amaan si kër sax dañ koy ndëppal ba tey sax loolu am na ndax ñi ngi ndëppal ay yoo xam ne jarul a ndëppal ñi ngi sutura loo xam ne jarul a sutura waaye ñi ngi ne weng loo xam ne kenn du ko ne weng parce que man yaakaar naa ne xale lu góor loo sonn loo ñàkk jabar am na situation yoo xam ne bu amee ay fukki nit wër la tu te permets d'avoir des gestes obscènes ci kaw benn nit boo xam ne elle est impuissante tu te permets de regarder quelqu'un faire des gestes obscènes jigéen ya ka fekkee ñoom moom dama leen a jëlale parce que ñoom jàpp ma leen sax comme nit c'est-à-dire que nit ñi léegi dañu mel ne ay mala sutura amatul nëbbatu amatul dara amatul man dama yéemu parce que li may wax bés bu jot man mën naa comprendre nit yow kenn ak yàlla nga dem def sa tooxi duuna waaye boo amee benn ak ñaari nit bu ko fekkee rek dama naan ne est-ce que ñi àndoon ñëpp ay nit lañu ndax naka ngeen di defee délégation wuyu délégation bon dem di defi seen tooxi duuna wala di def seen lu bon loolu man mënuma ko comprendre l'émotif xawma l'émo kii yooyu ñuy xale yi di def si kii mooy wane ni que les gens maintenant seen yoon nekkatul ci awra seen yoon nekkatul ci suturawu nit seen yoon wane seen yaram dafa nekkatul dara man dama jaaxle mais nit qu'est-ce que tu as de plus précieux muy góor nag di jigéen ka sa bopp qu'est-ce que lan la nit am li gën a précieux boppam dama lire fenn ni ba Aadama ak Awa nekkee ci paradis bi ba ñu def seen tuuxi doona yàlla li mu njëkk def mooy dafa muri seen bët ku ci nekk bi nga ne jàkk sa nudité morom rek da nga ut loo ko nëbbee est-ce que dégg ngeen loolu bu baax avant ñoom xamuñu woon luy sol yére Adama ak Awa parce que amuñu woon conscience su yaram mais bés bi leen yàlla mere loolu la leen njëkk daf leen décider ñu xool ku Adama xool Awa xool Adama ñu rus ku ci nekk nëbb say awra waaye yéen léegi ngeen judd ci jamono yére judd ci jamono nëbbu judd ci jamono yiiw ngeen ne yéen ay murit ngeen ay tijaan ngeen ay laayeen ngeen ni koñ bu ne day am fukki jàkk ku nekk dàq allahu akbar sa morom bu àjjuma bu jotee ngeen di buurante di lal ay sàppe ba ci buntu kër jàmbur yi ba ca taliba te bu luy jotee ngeen def ko on est où fan lañ nekk dans quel monde sommes-nous dans quel pays sommes-nous fi ma dëkk sorewul ak Almadi des fois fajar ngay yóbbu say doom école romb ay xale jigéen ñu génn ci boîte de nuit yi sol naka si dul noonu di def naka si dul noonu di saagante di def yi kenn xamul ça ne me dérange pas parce que dañu choisir nekk ay ñoo xam ne dañuy vivre guddi bi di def seen ay yëf entre ñoom boolewuñ ci kenn ku ci dugg yaa ci duggal sa bopp seen choix la personne est libre seen choix la waaw mais ce que je ne peux pas comprendre mooy yow nga ne yow nit ku yiw nga nit ku baax nga yow doo taxawaalu boîte tëj leen boîte yi woy nangam ak nangam dëkk bi dafa bëri càgga nangam ba pare yéenay ñëw di jël doomi jàmbur di ko def loolu man je suis contre
toute forme de bassesse ci nit. C'est-à-dire que gis naa ni fan yi ay jigéen dañuy wër ci mbedd yi di ñaanaatu di def que ça me blesse. waaw daf may metti que nit soñe sama kër ni ma soxna si man de dama doon ut liggéey waaye amuma ma ne fii de moom wax dëgg yàlla liggéey amu fi soxna si dooma fa may xaalis bu ma jëndee añ te dara jotu la laggoo pattoo utoo benn liggéey waaw wër di yelwaan boo xam ne riba la parce que moomoo ko tu es valide yàlla wàññiwul leen ci yow war nga mën a liggéey da nga war a liggéey waaw boo ko mayee buntu mu dugg sàcc la yooyu yëpp am na fi c'est vrai et vraiment je le déplore parce que bu doon sama sago jigéen ñëpp dañuy am jom di fas jom di liggéey benn liggéey kiiwul bonul tànk yàlla nangu na ko waaw mais nag ça n'empêche que kooku tey jii sax bu dee daf la sàcc wala da nga yaakaar ne dafa am lenn lu mu la def wala daf la tooñ wala circonstance bu mu munti doon intégrité physique u jàmbur intimité jàmbur nit amul droit di ko laal nekk ci bus yi di yàqataan xale yi di leen taf di def seen façon yooyu doxul bàyyi leen yooyu xale bu jigéen bu rombee tàpp taat yi wala sous le prétexte que li mu sol yiiwul ak nangam ak nangam ngeen xëcc ko fi yow xaw ma la lal parce que ñaari pes xaw ko làmbaatu yooyu yëpp am na fi bàyyi leen yooyu parce que gis nga li ngeen di def du kooku ngeen di toroxal seen bopp ngeen di toroxal du seen bopp ngeen di toroxal seeni waajur ngeen di toroxal parce que ñoo leen yarul yar ju baax ba nga xam ne ngeen mën a nekk ci mbedd bi di def naka si dul noonu nit ku respecté boppam respecté famille am respecté fu mu bokk am na loo xam ne du ko mës a def parce que man de lu ma nar a def lu ne dinaa ko seetaat ba ci vidéo bi parce que li may wax mën na sama benn mbokk jot si mën na sama doom jot si mën na sama jëkkër jom si wala am di jàmbaam jot si te dañuy émettre seen jugement bien que man les jugements ne m'affectent pas mais ça peut affecter nit ki nga xam ne dafa bokk ak man dara wala nit ki rek nga xam ne daf la sopp rek ça l'affecte bu ñu waxee ci yow lii wala ñu wax ci yow lale moo tax ma bëggoon ñu seetaat dëgg-dëgg comportement yi boo leen tasee ak sa yenn scène yu mel noonu ngeen filmer ko boo leen ko filmer balaa ngeen koy passé xoolaat leen li ngeen filmer lan la ngeen door kaa wane boo leen di wane nuñ ko xatee sax boo leen di wane yenn vidéo yi nëbb leen kanamu jàmbur yi boo leen jotee audio boo xam ne naka si dul noonu la bu leen ko jàllale ça t'apporte quoi que nga jàllale audio benn bi ne audio bi de lii la wax la man mii damay dañ kumpa man mii des fois dara dafay am ma oo nit nekk waaye li may dégg lan la mais dafay fekk may bëgg a xam li xew ci société bi lan la pour ëllëgee ma mën cee wax mais duma ko mës a jàllale duma ko def waaw nit ki dangay sabab lu baax di def lu baax di yónnee lu baax ëllëg si biir yàlla mën la sédd lu baax bu leen fàtte dara loo lebale fii yàlla dala koy fay da leen jéem a lebale lu baax xale jigéen yi bàyyi leen nooy bopp bàyyi leen dof xale bu góor bëgg lu neex nit yow mais xale bu góor bi la bëgg du la wax mukk kaañu def lii wala kaañu def lale xale bu góor bu la bëgg du la wax simmeekul fekk fukki nit a nga fa xale bu góor bu la bëgg du la ne sax simmeekul xale yu góor yooyu ngeen di àndal di def seen ay lomotive ak seen xawmalal gis nga bu ëllëgee dañuy dem seeti ñu toogoon seen penku ndey takk leen seet xale yoo xam ne amuñu ay lomotive ak ay yooyu takk leen yéen nag ku ñëw bëgg a fëgg seen kër ñu la mu yéen xanaa gisoo xale bii de moo fi defoon nàngam ñu toog fa teg la fa ni tege waaw da nga bëgg a sëy bëgg a am doom bëgg a fonder famille bëgg a respectabilité parce que loolu xale nga woon xëj na li nga doon def xamoo ko waaye le monde est cruel et tout se paie seetaat leen li ngeen di def bàyyi leen lu neex nit dem tëdd ci chambre hôtel du dara louer appartement bu rafet du dara c'est pas la réalité mooy boo xëyee suba teel fa ngay xëy ak sa ndey ak sa baay loolu mooy sa réalité te bu dee loolu da nga ko xeeb ñefeel bu ëllëgee nga dem feneen am na nit bëri yoo xam ne tey jii ñu ngi tabax ay château mu lew leen nag sàccuñu ko defuñu ko dara dañ ko liggéey dañ ko jàng dañ ko ñefe ba am ko àdduna dara xëyul sotti benn fan vivre la belle vie tey jii te de façon unique amul sens dem si benn auberge dem si benn kii nuñ ko xatee sax benn hôtel wala benn appartement bu rafet pour 24 heures yàq fa sa bopp ñu caqatee la filmer la wane la fu ne mais 24 heures nga koy def le lendemain le surlendemain yaa ngi si beneen réalité donc jaru ko parce que ça ne continue pas
vraiment je suis outrée, je suis fatiguée parce que damay gis xale yi di foye seen bopp mu metti ma lool ndax ñun suñu génération amoon nañ fo dañ daan foy dañ daan baali dañ daan dem ay matinée disco dañ daan ànd ak ay xale yu góor di dem plage ay Anse Bernard bi ñuy wax tey jii dañ fa daan nekk guddeeg bëccëg waaye nag dañ daan wodd itam suñuy sër ba mu dëgër dañ daan am lu ñuy bañ xam nga dañ daan seet ki ñuy àndal kan la et puis suñuy waajur dañ daan seet ni ñuy àndal kan la nit dalay seet ne kii doomu kan la c'est pas une question d'argent mais c'est une question da nga am ay waajur yu baax ay waajur yoo xam ne on peut compter que seen doom day nekk ku baax léegi nag nit day def tooxi du naam ñu tëj ko ñaari fan génnee ko yeneen xale yi gis loolu kooku ne ca WhatsApp yeeg sa xaw ma lal naan way maa ngi nii kiwta man kenn defuma dara nangam ak nangam nga foog nag donc loolu mooy lu baax li autorités yi nañu def li leen war parce que en faisant cela vous donnez un passeport aux autres enfants pour ñoom itamit ñu def lu leen neex en se disant que dara duñu ci fekk te fekk ndeysaan ñi ngi sànq seen bopp nekk xale rek a leen jàpp vraiment metti na vraiment seetaat leen bu baax a baax comportement yi yar ak politesse ak mbaax lu mu la mayul bon du la ko may waaw xam sa bopp lu mu la mayul bon du la ko may je vois souvent si ay post Facebook ay xale yu jigéen yoo xam ne dañu féministe di wax waaw sa vie yaa ko moom lu la neex sa vie moomoo ko là vous vous trompez mes chers moomu leen seen vie sa vie da nga ko bokk ak sa ndey ak sa baay ak say mag ak say rek après sa vie nga bokk ko ak ki la takk bokk ko ak ka ngay juri parce que tey jii la ngay wax ak la ngay def bu ëllëgee sa doom bu toogee buñ ko waxee seetal réaction am nga xoolaat bu baax ni ngay def kenn moomu fi sa bopp yàlla ñu sàkk moom ñu suñu famille moom ñu on ne peut rien faire pour nous-mêmes et par nous-mêmes il faut que ñu ànd ak ay nit parce que tu ne vis pas seul dans la société te bés bu la sa waa kër yëpp du mooyoo wan la ginnaaw mooy indi clodo yi ngay gis ci mbedd bi parce que ils ont fait des choix yoo xam ne baaxul seen famille wan leen ginnaaw ñu nekk ci monde boo xam ne du loolu mujj bi il ne supporte pas di drogué wu di def yi kenn xamul loolu rek ka leen a dal man de li ma gis fa mu ne nii du lu ma neex boole ci nag dajaloo bi riirandoo bi man mii di wax ak yéen sax dal na ma ndax dem naa fi fenn dajaloo riirandoo am ku ma oo ne ma ana woon sa masque ma ne ko mu ko simmi woon pour photo bi mu ne ma bu ko defati te cette personne là a raison parce que il aurait suffi que kenn wala ñaari nit am fa Covid ma indi ko sama kër lor sama waa kër moo tax ma ne kenn moomul sa bopp waaw boo leen génnatee nag te leen bu leen fàtte masque yi bu leen fàtte raxas loxo yeeg gel yi moi j'ai fait cette erreur te yaakaar naa ne du ma ko defati su may génnati dinaa suuraale loolu bu baax a baax parce que Covid baa ngi fi nit ñaa ngi dee ni ay weñ waaw dafa am c'est une maladie qui existe et on ne peut en échapper avec la grâce de Dieu faisant les gestes barrières def leen gestes barrières yi vraiment dimbali seen bopp dimbali seen famille waaye nag li may waxaat rek pour fermer la parenthèse pour fermer cette vidéo li may wax mooy bàyyi leen di làmbaati doomi jàmbur yi ngeen di def du ndam du dëgg ku ci yaakaar ne guerrier nga parce que làmbaati nga tu es un homme faible doo dara gis nga ku doon dara du amee noonu jigéen waaw ku gis jigéen ñu takk say loxo nekk ci situation boo xam ne comprendre sax ce qui t'arrive nga di ko làmbatoog di ko fóon ak di ko riisoog di ko defi kenn xamul nga foog guerrier nga doo tus doo dara